Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum wa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk ci àddina bi. Gis ngeen ko toog nañu lu mat ñaari semaine wala lu ko ëpp décidé woon ni duñu wax li jëm ci wàllum jàngoro bii di Covid-19 ak situation sanitaire bu Sénégal. La ko waral dañoo gis ni gannaaw ñun artu askan wi jël leen conscience moo ñu taxunu jóg gis nañu ay nit ñoo xam ne tappale ak politique lañu bëgg a defee mbir mi moo taxoon ñu noppi ci boobu ak léegi nag yu bari xew na doomi Sénégal yu bari seen bakkan ñàkk nañ ko ci jàngoro bi ñu di ko jaalee seeni mbokk ñi tawat ñu di leen seet di leen masaw di leen ñaanal yàlla mu may leen ñu dellu si ak jàmm ak ñun tey jii président de la république jël na ay mesures ci mesures yi xamal na ni nit ñi dañuy delluwaat ci jàkka yi comme nañ ko daan defee marché yi dañuy ubbi waat couvre-feu bi mu décrété woon da koy yóbbu 21h ba ci suba boole ci néew yi nga xam ne Covid-19 la te ñu bloqué leen bitim réew ne nañu mën nañu dellu si Sénégal gannaaw bu ñu rafetloo dernière mesure bi man dama am lu bare loo xam ne dama koy ñaawlu am yoo xam ne ay làcc la ndax pour man am na gàllankoor yu bare yoo xam ne ñoo nekk ci décision président Macky Sall bi la ma njëkk ñaawlu mooy le fait que moom gannaaw bi mu waxtaanee ak ab citoyen sénégalais il n'appartenait pas aux citoyens sénégalais moom muy ñëw wax ñu wax naa ak président de la république à partir de gannaaw suba dina jël mesure te couvre-feu bi dina ko repousser te dina def lii Sénégal ki ñu jox pouvoir bi ki ñu jox possibilité mu wax ci turu askan wi Macky Sall la tuddul Ahmed Khalifa Niass donc mu di loo xam ne man dama koy ñaawlu mais suñu waxee loolu ba pare dañuy dellu ci mars dernier bu ñu jël ay mesures ne dañuy tëj frontière au Sénégal la ñu waxoon mooy dañu ragaloon jàngoro gi di Covid-19 mu amoon sénégalais yu bari ñu ko gëm ni feebar bi am na am ñoo xam ne gëmuñu ko woon waaye defe naa ni tey jii fi ñu toll ña gëm ni jàngoro bi mën na lore ñoo gën a bari ña gëm ni jàngoro bi mënalul leen dara ndax ci diggante bi lu mat ñaari fukki nit doomi Sénégal faatu nañu lu ëpp junni ñu ngi ci hôpitaux yi ñu di leen faj ñuy ñaan yàlla mu indi leen jàmm ci seen biir yi mbokk ñi gaañu yàlla may xare leen àjjana suñu waxee loolu ba pare dañuy xamale ni risque sanitaire yi nga xam ne ñoo taxoon ñu jël mesure yooyu risque yi tey la ñu gën a am doole Sénégal mars dernier on était à 0 mort tey on est à presque 20 morts et plus de 1000 personnes ñoo xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi dama defe ni bu ñu nangoon ni ci situation de guerre lañ nekk kenn du wax nit ñi dañu déggoon ni ay sambabo yi ay ennemis ñu ngi ñëw ak seeni fetal daw leen ngeen làqu ci kër yi bu leen génn ñu bàyyee ba ennemi bi dëkk ci dëkk bi nekk fii ak ñun ñu naan nit ñi génn leen ngeen dem jànkonteel ngeen dem doxi dem defi la ngeen daan def fekk ennemi baa ngi fii mu nekk réalité bu doy waar. On était à 0 mort tey on est à presque 20 morts donc la garaawoon démb tey la gën a garaawati mesure de prévention yi tey lañ ko gën a mën a saxal mais gis nañ ni décision Macky Sall bi dafay mel ni effort yi ñu def pendant ñaari weer lépp lay jël sànni ko ci poubelle bi su ma koy analyser sous tous les angles ma jëlee ko cadre enseignement bi nga xam ne xale yi ne nañ leen nañu dellu école le 2 juin Sénégal bi nga xam ne man moom laa bokk ak ñoom am na ci béréb yu bari yoo xam ne nawet bi mois de mai mois de juin lay commencé foofu xam ne ñit am na quartier yu bari ba ci biir Ndakaaru foo xam ne bu tawee benn yoon kenn dootul mën a dem foofu muy Pikine Guédiawaye Thiaroye ñoom Yëmbal ak ñoom Tëngéej te foofu defe naa ni war naa am ay élèves yoo xam ne dañu war a dem jàngi fan la élèves yi mën a jàng bu fekkee ne mënuñu accéder ci classe yi ndax classe yu bari dès le mois de juin dès les premières pluies elles sont impraticables donc bu ñu ne l'égalité des chances des citoyens foofu dafay am rupture de l'égalité
su ma leen jëlalee cadre nee nañ dellu école yu bare xale yu bare ci école privée lañ nekk école privée yi ñaari wéew yi ñu génn xale yu bare seeni wéjur mënuñu wala école bi dafa tëj fayuñu école tey jii bu xale yooyu war a dellu école lu ñu leen di laaj mooy ñu fay mensualité yi nga xam ne passé nañ ko seeni parents yi buñ ko amulee mooy xale yooyu dootuñu jàngeeti école wala buñ jàngee école ñu dàq leen bu yooyu cas gouvernement Sénégal jëlu ko en charge moo di gouvernement boobu di moo waxoon it ñi nga xam ne mënuñu fay luyaas ndax liggéeyuñu dafa jël ay mesures ba kenn du expulsé kenn ñooñu toog nañu tegale ñaari weer ak ñetti weer tey jii bu mesure yi nga xam ne jëli na ko mooy kenn du leen mën a expulsé c'est-à-dire ils deviennent comme la vie normale ñooñu bu leen borom kër yi mënulee génne bu leen yóbbee tribunal automatiquement dañ leen di sànni ci mbedd bi kon muy ay fitna yoo xam ne mesure président de la république da ko daal di jël teg ko ci kaw askan wi ni ma ko waxee ci école bi noonu laa ko waxee ci luyaas yi ci kër yi noonu laa ko waxee ci courant yi ak ci ndox mi mais yemuñu foofu rek dañu ne élèves yi nga xam ne ñoo nekk en classe d'examen ñoo war a dellu te ñi nekk en classe d'examen bu ñu gagné seen examen dañu war a nekk ci yeneen classe yi donc yeneen élèves yi ñooñu seen cas naka lay demee dañuy statique wala dañuy redoubler wala dañ leen di jàllaloo sans aucun effet alors que ñi nga xam ne pour ñi nga xam ne dañuy def examen ñu ñëw ñu nekk seen kaw mu di ay problème yoo xam ne gouvernement Sénégal réglé wu ko ab réew dafa bokk nga mën a xalaat lu bari balaa ngaa jël ay mesures parce que mesure boo jël rek dafay am ay conséquences ci dundu askan wi tax na tey sama xel day dem ci nit yu bari bi Macky Sall ne dafa décider ni néew yi mën nañu dellu ci Sénégal sama xel day dem ci Boubou Ba dem ci yàlla na ko yàlla xare àjjana mag moo ma nekkondoo Paris sama xel dem ci Malaw ñaar ñoo xam ne fu Macky Sall taxawoon ñoo doon ay géwélam ñoo doon ay xaritam ñoo doon ay wéttaleem nit yu bari jàmm que nga nekk APR wala nga bañ a nekk APR ñëpp amoon jàmm ak ñooñu kenn ki Covid 19 a ko rey kenn ki jàngoroo ko rey waaye ñaar ñooñu ñëpp ont été victimes de cette mesure du président Macky Sall bi nga xam ne Amadou Ba moo ko personnifié ñu décidé ni duñu ñëw Sénégal tey jii ngeen ne mesure bi yëkkati ngeen ko nan ngeen di def ak néewu ñooñu dama leen tuddal ñaar ñooñu mën naa leen tuddal lu mat 99 sénégalais yi nga xam ne wala 100 sénégalais yi nga xam ne seen néew yaa ngi ci morgue yi un peu partout à travers le monde boo amee ñi nekk ci morgue yi am na ñoo xam ne rob nañ leen ba pare est-ce que da nga leen di dem sulliwaat ban métit ak ban fitna ngeen di yeewaat ci kaw askan wi. Gouverner dañ koy jàngale en première année de sciences politiques c'est prévoir et parmi ces mesures yi nga xam ne moom la ñu njëkk a jàngale mooy le principe de précaution loo xam ne xamuloo lu muy yàq boo ci dugg da ngay moytu mais gis nañ ni tout ça le président Macky Sall ak gouvernement am dañ ko fouler aux pieds dañu jël ay décisions juste pour plaire à un groupe d'individus parce que li waa Médina Baye def jóg fipp ba tax ñu ubbi jàkka ji c'est pour réparer une injustice parce que au moment bi nga xam ne ñu ngi wax Touba bu leen julli ji ci jàkka ji ak ci jumaa yi bi ñu koy wax waa Tivaouane bi ñu koy wax Layeen yi ñu ngi koy accepter Médina Gounass ñu ngi julli le préfet et le gouvernement étaient au courant defuñu ci dara alors bi ñuy jógee fippu pour réparer cette injustice li nga xam ne mooy sacrifice yu ñu def pendant autant de temps lépp la ñu jël sànni ci suuf ab réew du fonctionner noonu moo tax nag man bokk naa ci sénégalais yoo xam ne man dama décider sama doom du dellu école le 2 juin waxuma ne ko keneen def sama yoon nekkul li décision bu keneen di jël mais man Touré sama doom du dellu école le 2 juin parce que pour man seen mesures yi ak seen décision wu fitna la deful lu dul yokk fitna ci askan wi te kuy jiite réew da nga war a di yëgoo di waxtaan ak sa askan nga xam lan mooy seen métit lan mooy seeni problème li mooy li nga xam ne bëgg naa ko waxtaan ak yéen mu vidéo bu gàtt di leen ñaanal yàlla may leen jàmm jërëjëf